Cette vidéo est sous-titrée par MNK Media. ngir say entraînement mëna jaar yoon solo nga ay jumtukaay Laxaat Alter Business moo la andil ay halter ngir nga doole say biceps te am na ay poids 15 kg 20 kg ak 25 kg si ay njëgu yomb kon nag bul tardé wooteel gaaw ci numéro bii ak Laxaat Alter Business say tërëng dafay jaar yoon. pour nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw. léegi nag ginnaaw bi ñu gisee ni arab yi daan dundee la mooy xew léegi kan mooy Abraha alxabasi la mooy histoire am ban problème la nit kooku amaloon ak kaaba gi lan lay def ngir détourner nit ñi ñu bañ a dem aji ji te la moo tax mu bëggoon yàq kaaba gi pour lan naka la yàlla di défendre këram gi naka la yàlla di yónnee ay picc ngir ñu défendre këram gu tedd googu la mooy histoire Abdal Muttalib ak 10 doomam yi la mooy histoire am ak Abdallah bi mu naroon sacrifié te naka la Abdallah di takkee Amina Abraha alxabasi abisinien bi ab nit la bu am jaar-jaar bi nit kooku gisee ni kenn nit yëpp a ngi dem sa kaaba nga ngir aji ji ci këru yàlla gu tedd googu nangul loolu te mer na si jéem na sa détourné nit yu dem sa kaaba ga waaye sottiwul si la décidé kon tabax nga ni maam cathédrale ngir fa mën a amal xaaj ndeysaan nit kooku xamul woon que ni kaaba gi nekkul n'importe quel tabax kaaba googu tabax nañ ko ci ndigalu yàlla màgg mi Ibrahim xaritu yàlla bi tabax na ko ngir mu nekk sanctuaire bu njëkk bi ñu jagle jaamu suñu borom mu màgg mi bi Ibrahim xalilullah alayhi salaam pare ci defar kaaba gi woote na Abraha dafa meroon di gis nit yi di ñëw ci kaaba gi jóge fu ne ci aduna bi si la kon tabaxee ngandi maam cathédrale bu tudd alxulay si sa Yémen te bi mu noppee ci tabax cathédrale bu ngande boobu nga xam ne amul dara lu ko ëppoon bu njëkk yónnee na am message néegi souverain Abyssinie bi gouverneuru territoire boobu te nee na ko o buur tabaxal naa la benn cathédrale amul benn tabax bu mel nii buñ mës a yëkkati ngir honneur benn buur bu munti doon te dinaa si woññi ñi ngir ñu si aji si te effectivement yónni na si ville yu ngande yëpp ay messager yi woo ñi ngir hajj yónni na leen ci tund yëpp si village yëpp si cité yëpp yónni na am messager buy woo ñi ngir hajj ak ngir ñu visiter bërëb boobu Ibrahim xaritu yàlla bi am woon benn nit bu ko jàppale woon ci wooteem bi woote na moom kese sa màkk waaye yàlla màgg mi déggloo na woote boobu nit ñi ak tamit génération yi ci topp pendant ay milliers d'années même ba tey jii ni aji sa kaaba ngeen continuer ba tey bi mu tabaxee cathédrale bi te yónni messager ngir ñu woote xaaj ndax mu mun a détourner nit ñu bañ a dem sa kaaba ga arab yi mer nañ si kenn si ñoom dem na kon si cathédrale boobu dugg na fa ay guddi fekk ni kenn gisu ko infiltré wu na ci biir te bi mu yeggee ci biir cathédrale boobu saltal na ko maanaam dafa def ay soxlaam tout simplement ndax haine bi mu amoon contre nit kooku ak contre lim naan def arab yi ak seen diine bi Abraha yégeel di xew mer na si naka la kenn samay sujet kenn si arab yi mën a ñame saltel cathédrale bi mer na lool si la xamalee kon armée bi kenn pare na ngir yàq kaaba gi naka lañ ko mënee ñame premier mois duñ ko visiter waaye di visiter kaaba gi deuxième mois kenn ci arab yi ñame ñëw saltel ko jàllale na si nit ñi kon la fekk décidé na ngir yàq kaaba gi dajale na ay troupam chargé leen en provision te préparé wu na ngir motal jëfu graaw boobu bi mu xamul woon conséquences yi ko ci nar a fekk Abraha yëkkati na armée bu rëy te jubali na sa Màkka ngir yàq kaaba gi këru yàlla gu tedd googu yenn askan yeeg arab yi yëg nañ nouvelle bi kenn ci buuru Yemen yi mu ngi tudd Zul-Nafar jóg na ngir xeex ak moom yenn askan yi booloo nañ ak Zul-Nafar ngir mën a jàmbaaloo Abraha ak armée bi waaye Abraha gañ na leen te jàpp na ko si la ko Zul-Nafar newee kon o Abraha danga mën a rey sama présence si sa wet mun na gën peut-être pour yow téye ma si sa wet si la ko kon takkee def ko prisonnier Abraha continué na yoon bi jubali si
ci biir péninsule arabique bi sa Makka. campé na ci benn bërëb bu tudd xattaa am si la ko Nufayl al-Xattaami defiyee te dajale na quelque askan ngir xeex ak moom arab yi daal ñu woon nangu kenn jege Makka wala di songu kaaba gi Nufayl al-Xattaami xeex na ak moom ànd ak yenn askan yi ko jàppale waaye jëlewu si lu du ab defet si la ko Abraha jàppee bu ko rey Nufayl ne ko bul ma rey peut-être mën naa nekk sa giid sa Makka te askan yi dañ la déggal si la ko Abraha emprisonné moom tamit te continué na yoonam bi ak armem bi. continué na yoonam bi ba ni muy yeggee sa Zaqiif bi mu fa yeggee askanu Zaqiif yi génn nañ ngir prêter ko serment d'allégeance nee nañ ko say jaam lañ am nañ devoir déggal la kon dañ la déggal sanctuaire bi nekk fii nekkul kaaba gi këru Laat bi la Laat ab idole la woon bu fekkee ni bëgg nga dañ soumettre si yow te yónnee la kenn ki lay gide yóbbu la Makka sa kaaba ga si la leen Abraha épargné bañ leen a rey yónni nañ ak moom benn nit bu tudd Abu Ruxeel Abraha egg na sa Makka te ci yoon bi campé nañ ci benn bërëb bu tudd Al-Maxmas juste avant nga yegg Makka bi ñu campé ci bërëb boobu yàlla wàccee na mbugalam ci Abu Ruxeel mi dee arab yi amoon nañ comme aada di sànni ay xeer ci bàmmeelam ndax moom moo woon Abraha yoonu Makka bi après Abraha yónni na benn nit bu tudd Al-Aswad ibnu Maxsuud yónni na ko sa Makka ngir mu jëlee fay information te nit kooku dem na ak fasam bi. bi mu ñëwee Makka sàcc na leen yenn ci seeni alal yi jël na fa 200 gileemu chefu Xuraysi bi chefu Xuraysi bi moo nekkoon Abdul Muttalib ibnu Xashim ki Abraha yónni woon ñëw naa gileem yi si la kon Xutjeeli Kinaana ak Xuraysi dajaloowee ngir xeex ak Abraha waaye biñ gisee kàttanam bi ak kàttanu armem bi bàyyi nañ mu sedd te kenn jotu ko mën a attaqué. Abraha yónni na benn nit bu tudd Xanaata al-Imeeri yónni na ko ci waa Xuraysi ngir wax leen bëgguma guerre ak yéen daw ma benn intérêt di tuur seeni deret li ma bëgg rek mooy yàq kaaba gi comme bu leen taxaw sama yoon. Xanaata al-Imeeri ñëw na kon ci waa Xuraysi te nee na dafa bëgg a gis ak seen chef Abdul Muttalib dalal nañ ko ci këru kooku te wax na ko yóbbante bi Abdul Muttalib nee na ko ñun tamit amuñu benn intérêt di xeex ak Abraha bu dee kaaba gi nag bàyyi nañ ko si la ki ñu yónni ki newee dafa bëgg a wax ak yow Abdul Muttalib dem na kon ci campement Abraha bi. bi mu fa yeggee lim njëkk a laajte mooy ay nouvelle Zunafar mooy ki Abraha jàppoon xaritu Abdul Muttalib la woon toog na ci wetam daal di ne o Zunafar mën nga intervenir si suñu faveur ci wetu Abraha si la ko tontoon ne ko lan nga bëgg ma def prisonnier bu mel ni man lan laa mën a def mun na ma rey heure bu ko neexee waaye en revanche am naa fi benn xarit mooy kiy tàggat ñaay bi. waaw Abraha dafa àndaale woon ak moom benn ñaay ak ki koy tàggat ki doon tàggat ñaay bi maanaam dresseur bi mu ngi tuddoon Anis nee na dinaa wax ak moom ngir mu intervenir ci sa faveur ci wetu Abraha Zunafar dem na gis dresseur ñaay bi te nee na ko Abdul Muttalib nit bu noble la ci askanam day dundal nit yi ak baadoole yi ci tund yi ak ci montagne yi intercédel ci faveur am ci wetu Abraha. Anis dem na kon ci Abraha te ñaan na ko benn faveur bu Abdul Muttalib nee na ko chef waa Xuraysi bi moo bëgg a wax ak yow day dundal nit yi ci tund yi ci désert yi ak ci montagne yi dafa bëggoon présenté wu ci yow ci la kon Abraha autorisé Abdul Muttalib mu dugg gis ak moom. Abdul Muttalib dugg na ci biir tànt Abraha bi Abraha mu ngi toogoon ci siège-am suitam bi moo ko wër bi ko Abraha gisee dalal na ko ak noblesse honneur ak respect neexu ko mu toog ci siège-am bi alors que Abdul Muttalib moo ngi toogoon ci suuf ci tapis bi ci benn niveau bu ko inférieur ci la Abraha jóge kon ci siège-am bi te toog na ci tapis bi Abdul Muttalib moo ko doon traité ak teggin chef Xuraysi bi la le grand de Xuraysh. amoon na diggante Abraha Abdul Muttalib benn traducteur ndax kenn ci ñoom déggul làkk keneen ki Abraha nee na traducteur bi laaj ko li mu bëgg Abraha nee na la nga bëgg traducteur bee wax Abdul Muttalib ne ko yore woon naa 200 giléem kenn ci yéen jël na ko ci man waxal ma buur bi mu delloo ma ko traducteur bi jottali na ci la ko Abraha newee nee ko bi ma ko gisee admiré naa ko te honoré naa ko waaye li mu laaj ni inspiré na ma moyen de respect Abdul Muttalib laajte lu tax mu ne ko dangaa ñëw di ma laaj 200 giléem te laajoo ma dara ci kaaba gi nga xam ni symbole lu sa diine la ak say maam danga may laaj 200 giléem te bàyyi kaaba gi mën a yàq si la ko Abdul Muttalib newee man maay maître sama giléem yi te kaaba gi am na maître boppam bi koy aar Abraha ne ko te kan moo may tere may yàq ko Abdul Muttalib ne ko loolu diggante yow la ak moom bu la koy tere diggante yow la ak suñu borom mu màgg mi
Abdal Muttalib jël na ay giléemam te ñibbisi na gaawantu na ci waa Xuraysi te ne la leen génne leen Abraha déterminé na ngir yàq kaaba gi si la kon nit yi génne di dawaale jubali si montagne ak tund yi leen wër dañ doon daw ak seen ay jabar ak seen ay doom Abdal Muttalib toog na jafandu ci anowu kaaba gi da doon ñaan yàlla mag bi mu aar këram gi o suñu borom jaam bi day aaree alalam aaral sa sanctuaire bi bu subaa seen courage ak seen doole duñu gañe sa kàttan Abraha muy waroon yàq kaaba gi si suba si bu fekkee ni da nga décider bañ a intervenir defal kon li nga bëgg après digal na nit ñu dem ñi ñi génn nañ Makka ak kaaba gi évacué nañ ko ñu ngi doon xaar ñoom Abraha ak armée bi habitant Makka yi dem nañ ci montagne yi Xuraysi génn na ku si nekk yóbbaale na njabootam ci montagne yi dem nañ di ñaanaale yàlla ngir mu aar sanctuaire bi ak bërëb bu tedd bi suuf su tedd soosu déserte na kenn desatul ngir aar kaabaw yàlla màggi mi si suba si ginnaaw bi mu approvisionné armem te préparé ko Abraha dem na ànd ak éléphant bi mu yóbbaale woon ngir toj kaaba gi éléphant baa ngi tuddoon Mahmoud armée wu Abraha bi dem na jubali si sanctuaire bi si seen biir amoon na Nufayl alxataami mi mu jàppoon xamoon na méritu ak màggaayu kaaba gi dem na kon ci éléphant bi te dee na ko ci nopp o Mahmoud taxawal wala nga dellu fi nga jógee ndax lii nii këru yàlla la lii nii këru yàlla màggi mi la après Nufayl daw na dem ci montagne ci wetu nitu Xuraysi yi ñoo ngi noo xool la mooy xew ak Abraha ak armem waaw kay ñoo ngi ci yoon ngir wàccee këru yàlla gu tedd googu sanctuaire bi njëkk a tabaxal pour nit yi bërëb bi gën a important ci aduna bi mooy bërëb boobu yàlla maa ngi mi sellal Abraha fees ak rëy dem na ak armée mbeg éléphant bi waaye éléphant bi sukk na jéem nañ ko yëkkati waaye sottiwul dóor nañ ko yuuxu nañ ci kawam waaye jugul buñ ko jubloowee sa Yemen day nangu dem dana nangu dem tamit jubali sa Sam ak Orient waaye saa buñ ko jubloowee ci kaaba gi rek day lànk sukk ne du dem tiitaange tàmbale na xeeñ ci biir armée bi la moo dal éléphant bi pare na ngir jël yoon yépp ba mu des yoon bi jëm ci kaaba gi la moo xew ci noonu rek asamaan si lëndëm na armée bi ak même ñi nekkoon ci montagne yi gis nañ ci asamaan si ngan ni maamu groupe picc muur jaww ji ngan ni maamu groupe picc ay picc yu organisé wu en groupe muur nañ complètement asamaan si Abraha ak armée bi tiit nañ kan moo andi picc yi picc yu sakkan yi kan moo leen yónni picc bu nekk yore woon na ci begam benn xeeru ban xeer bu dëgër pare ngir toj ay bopp te teewoon nañ tamit seen ñaari tànk yi ay xeer picc bu nekk yore woon na kon ñetti xeer ci noonu rek tàmbalee na taw waaye ban genre taw la woon ab taw xeer la woon bi doon wàccee ci asamaan si armée baa ngi doon tas alors que xeer yaa ngi continuer di wàcc ci asamaan si képp ku doon jéem a rëcc picc yi dañ ko daan topp di ko sànni ay xeer ñoo ngi doon toj seen bopp yi en morceaux ñi ñee ngi doon daw di yuuxu enfin Abraha mu ngi doon daanu armée bee ngi doon daw ci direction yëpp fekk ni boobu nitu Makka yee ngi doon seetaan ak di ñaan yàlla maa ngi mi sauver leen ak sauver sanctuaire am bi Abraha mu ngi doon daw bërëb boobu waaye xamul woon fan la mënee am jàmm enfin xefe nañ ba rëcc moom ak quelques nit ñenn ñi dee nañ ñenn ñi daw nañ waaye ci yoon bi Abraha jël ngir daw dem ci dëkkam yaramam bi tàmbalee na tas ndànk-ndànk ay baaraamam ñoo ngi doon denc ci ay loxoom yaram bee ngi yàqu te bi mu yeggee daanu na dee yàlla maa ngi wàccee na Abraha ak armée bi ñi ci jot a dund nekk nañ benn leçon ngir ñeneen ñi te moo ngoog yàlla maag mi yàq na Abraha ak armée comme ni mu ñu ko waxee ci biir alxuraan seen bopp yi tojatoona te seen ay yaram dakkatoona alors que ñenn ñi ci ñoom rëcc nañ te noonu la yàlla màgg mi di aaree bërëbam ak këram gu tedd googu waaw effectivement kaaba gi am na boromam mi koy aar képp ku ci bëgg a def lu bon dañ la ñamal mbugal bu saf-sàpp loolu nekk na benn leçon ngir nitu Makka yi ak ñi leen wër ngir ñu mën a xam seelaayu bërëb boobu yàlla màgg mi honoré yàlla maag yi moo ngi doon aar kaaba gi ak ñu fa dëkk alors que yeneen nation ak cité yi leen wër ñoo ngi doon am ay perte ak ay destruction waaye Makka ak kaaba gi ci lu wër ñoo ngi ci kaaraangew yàlla maag yi mi chef waa Makka moo nekkoon Abdal Muttalib doomu Xasim Abdal Muttalib amoon na fukki doom yu góor ak juróom benn doomu jigéen te dafa waatoon ni que ni bu ko yàlla joxee fukki doom yu góor yi koy aar ak di ko jàppale kon dina ci sacrifier kenn ngir seen yàlla yi xoolama genre ñaan bi leen seytaane di defloo que mu jagleel idole yi sacrifice su kenn ci ay doomam musiba la c'est catastrophe ko ab nit sacrifier doomam ngir ay statut te effectivement yàlla màgg mi jox na ko fukki doomi góor ci ñoom amoon na Hamza al Abbas Abu Lahab Abu Talib Diral al Xaarif Zubayri ak ñeneen ak ki ci gënoon nekk xale Abdallah jot na am tamit juróom benn doomi jigéen mooy Safiya Atika Arwa Umayma ak ñeneen bi mu amee fukki doom yu góor yooyu Abdal Muttalib dajale na ay doomam te nee na leen o samay doom dama dig ni dinaa sacrifier kenn ci yéen suñu yàlla yi imaginel ab papa wax ay doomam damay rendi kenn ci yéen ki génn ci tirage au sort bi moom la ñuy présenté may ko suñu yàlla yi
bu dee xale yi nag nangu ne ñoom ñëpp li seen papa wax defal liñ la digal respecté li nga digee defal li nga bëgg ñoo ngi sa ginnaaw oo papa doom ya tontu ak kan la mbir boobu masa dal dèjà ak Ibrahim xaritu yàlla bi waaye moom yàlla bu mag yi moo ko digaloon alors que Abdul Muttalib daf ko dig seen idole yi seytaane moo ko ëf loolu. fukki doomam yi dajaloo nañ Abdul Muttalib nee na leen na ku nekk si ñoom bind turam ci benn feles te dugg ak moom ci biir kaaba gi amoon na benn idole bu tudd Hubal ci tànk statue boobu amoon na ay feles ak benn nit biñ daan woowee Lomo feles Abdul Muttalib dem na gis ko te yëgal na ko li mu bëgg a def mooy rendi kenn ci ay doomam ku ci nekk si doomam mi teg na felesam si wetu Hubal ak Lomo feles mi ko war a baataree te kan moo jot a génn si tirage au sort bi doom Abdul Muttalib bi gënoon nekk xale kim ci gënoon bëgg Abdallah. Abdul Muttalib dafa tiisoon que flèche bi génn nekk bu xale boobu ki mu gënoon bëgg la le plus jeune bi ñuy baatare flèche yi Abdul Muttalib mu ngi doon ñaan Hubal ci biir kaaba gi waaye comme doomam Abdallah moo jot a génn mënu woon lu dul respecté kàddoom jël na kon paaka bi te yóbbu na doomam Abdallah ngir rendi ko. nitu Xuraysi nekk nañ di xool te jóg nañ dañoo tiitoon laaj nañ Abdul Muttalib lan ngay def tontu na damay honoré dige bi ma dige te ban dige la damay sacrifier Abdallah ndax felesam lañu tànn lu lay dige bi si lañ ko nee waaye boo defee loolu nit yi tamit dañ def la même chose ñoo ngi ko doon jéem a tere dinaa ko def insisté na dafa bëggoon rendi doomam ji alors que noble yi kilifa Xuraysi ak sa doomam yi ànduñu si jóg nañ ngir tere ko nee nañ bul ko def peut-être mun nañ la ko jéggal te naka lañ ma mën a jéggalee mbir bi Sahid Jazz am na benn gisaanekat bu nekk foofu benn associé maanaam benn seytaane yore naturu jinne dama gis ko te nga laaj ko bu la waxee nga sacrifier ko def ko kon sinon tamit defal lim lay digal pour nga def ko boo defee loolu deñ la ko jéggal ñun pare nañ ngir joxe suñu alal yëpp ngir ñu bañ ko rendi. convaincre nañ Abdul Muttalib ci lu baax liñ ko digal ak seen opinion te dem na ak doomam Abdallah ak tamit quelques nitu Xuraysi jubali Sahid Jazz si gisaanekat boobu. Abdul Muttalib ànd ak doomam Abdallah ak benn groupe nit dem na gisi gisaanekat bu siiw boobu ñëpp xamoon nañ ko da doon liggéey ak démo yi bokk ci catégorie jinne yi dëgg la ab gisaanekat la woon bi ñu xamoon Sahid Jazz diiru yoon bi yëpp Abdul Muttalib mu ngi doon ñaan boromam ngir mu sauver doomam Abdallah daf ko bëggoon dëggantaan. bi Abdul Muttalib eggee ci gisaanekat boobu bi mu duggee ba toog yëgal na ko li xew nettali na ko histoire bi li waral diggéem bi ak ni mu tànnee Abdallah laaj na ko lan laa war a def ci la ko gisaanekat bi newee génnal léegi sama kër te nga ñëwaat fi suba mu laaj ko lu tax mu ne ko sama associé bi moom war a seet ci maanaam jinneem bi yàlla mu màgg mi kese moo xam li nëbbu ci la Abdul Muttalib passé guddi gi yëpp di ñaan yàlla mu màgg mi ngir mu sauver Abdallah. bi mu xëyee ci suba si dellu na gisi ji gisaanekat bi dugg na biir këram ak espoiru que ni dañ sauver doomam ji laaj na ko la mooy sa décision gisaanekat bi ne ko ñaata la deret di jar ci yéen mu tontu ne fukki giléem ci la ko gisaanekat bi newee jël leen fukki giléem ak sa doom Abdallah te def leen benn tirage au sort jëfandikoo ay flèche bu flèche Abdallah bi génnee yokkaal leen ci kon fukki giléem après ngeen defaat tirage bi ba ni flèche giléem yi di génnee bu loolu xewee rendi leen giléem yëpp ak nu ñu mënti tollu su boobaa borom bi dina ci bég. maanaam bu felesu giléem yi génnee ci tirage yi borom bi kon nangu na leen te jégal na leen sacrifice u xale bi ci noonu Abdul Muttalib génn na kontaan te dellu na dem ci askanam gisoon na benn pexe ngir mën a sauver doomam Abdallah. Abdul Muttalib jóge na Hijaz ànd ak doomam Abdallah ngir mën a jëfe li ko gisaanekat bi digal yëgal na waa Xuraysi li ko gisaanekat bi wax andi na kon fukki giléem doomam Abdallah muy fa woon dèjà andi na flèche baatare ko te doomam Abdallah moo génn li doon signifier que ni dañ ko war a sacrifier ba tey yokkaat na ci kon yeneen fukki giléem mu nekk 20 baatare waat na te flèche Abdallah bi moo génnaat mu yokkaat ci muy 30 après 40 50 60 noonu ba ni muy yeggee 100 giléem defaat na beneen tirage te bii pa flèche giléem yi moo génn. nitu Xuraysi ak doomu Abdul Muttalib bi bég nañ ci xam ni que ni seen yàlla yi selon ñoom satisfaire nañ ci téeméeri giléem yooyu waaye boobu Abdul Muttalib niroowul ak woon ku apaisé wu ci lañ ko laajee lu tax mu tontu ne dama bëgg a def beneen tirage ngir mën a assuré wu ni que ni yàlla yi nangu nañ ko vraiment defaat na kon beneen tirage te amaan même résultat bi giléem yi nit ñi dañoo béggoon waaye Abdul Muttalib nee na du ma bég ci lii lu du après beneen troisième tirage kese baatare waat na ñetteel yoon te flèche bi génnaat mooy bu giléem yi yàlla wu màgg bi sauvé na Abdallah doomu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yëg na mbégteel bu rëy lool pour doomam Abdallah ba mu tax sax mu dem ci chefu Bani Zara yi nit kooku moo ngi tuddoon wax bu doomu Abdu Manaf doomu Zara moom moo nekkoon chefu Bani Zara yi dem na gis ko te nee na ko dama bëggoon nga may ñu sa doom Amina moo gënoon noobul ci jigéenu Màkka yëpp ki gënoon ci jigéenu Màkka yi doomu wax ba la nee na ko dama bëgg nga may ñu ko wax bu laaj ko pour kan la pour sama doom bi la Abdallah.
mbégte bi nekk na ñaar yàlla màgg mi sauvé na Abdallah te marié na ko ak jigéen bu gën a noobul sa Màkka Amina doomu wax ba papa moo nekkoon seefu Bani Zara yi waaye hélas mariage bi yàggul bi Amina ëmbee rek ci jëkkëram ji Abdallah yàlla màgg mi décidé na jël bakkanu Abdallah dee na te jotul a gis doomam noonu la yàlla màgg mi décidé sauver benn góor ngir mu mën a takk benn jigéen te bi ko jigéen gi ëmbee rek te ko Abdallah wàccoog naag waree fam yàlla màgg mi décidé na jël ruwam. léegi nag kan mooy xale boobu Amina yor ci biiram naka la xale boobu di juddoo te buy juddu la mooy xew ci àdduna bi. juddu xale boobu mooy juddu bu gën a ëpp solo ci nit yi ci àdduna bi yëpp juddu kan la juddu Muhammad la alayhi salaatu wasalaam. lan la yaayam Amina di gis buy wasin te naka la maamam Abdul Muttalib di réagir naka la ñuy raxasee xolu Muhammad bi naka lay ñàkkee yaayam te ban at lay ñàkk yaay te kan moo koy mujj toppatoo. lan mooy histoire Muhammad ak prêtre bi te naka la Muhammad di dundee sa Màkka loolu la ñu gis épisode 3 bi di ñëw incha allah. Muhammad alayhi salaatu wasalaam lii moo nekkoon épisode 2 bi bu fekkee neex na la bul fàtte nga aimé vidéo bi partagé ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar-jaaram. bu fekkee nag yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul gaaw activé cloche bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek da nga am ci sa YouTube directement wasalaam. pour nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw.